ñu daal di dem déglu ji Macron ci mbirum xeexub Israël ak Iran am na ay kaddu daal yu mu ci yëkkati ñu dellu si waat Alaaji Modou. Et quand le président Trump dit je dois rentrer parce qu'il y a des discussions en cours, on va parler et il faut parler, ça s'appelle des discussions généralement pour cesser le feu. Bon, quand nous endossons un texte commun sur l'Iran, que j'ai là, qui a été discuté avec le président Trump et qui dit très clairement que l'Iran est la principale source d'instabilité, mais que nous appelons tous à la résolution de la crise en Iran qui doit mener à une désescalade plus large des hostilités au Proche-Orient, l'intention qui est partagée, c'est quand même qu'il y a un cessez-le-feu. Donc, on est très loin de la désescalade là ce soir. Vous constatez comme moi qu'il y a sans doute eu un changement d'avis. Mais je ne suis pas responsable des changements d'avis de l'administration américaine. Et ça tombe bien, parce que le président français il parle pour la France. Et donc hier, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. C'est-à-dire le président Trump nous ayant annoncé, ayant dit à la terre entière qu'il y allait pour discuter, je trouve que c'est une bonne chose. Et je ne change pas d'avis. Et la France a une position constante, d'ailleurs, à travers les années. Et cette position, c'est celle que j'exprime depuis octobre 2023. Nous sommes attentifs à la sécurité d'Israël. Nous reconnaissons le droit d'Israël de se défendre, mais comme une démocratie. Nous sommes à ses côtés quand elle lutte contre les groupes terroristes. Mais jamais nous ne partageons les actions de déstabilisation régionale. C'est pourquoi, depuis octobre 2023, la France appelle à un cessez-le-feu à Gaza. Et c'est pourquoi j'ai dit, nous ne voulons pas un Iran qui se dote de l'arme nucléaire ou qui ait ses capacités balistiques. Mais je pense que la plus grande des erreurs aujourd'hui, c'est de chercher, par la voie militaire, à faire un changement de régime en Iran. mi ngi noonu dafa mel ni sax li ma déggoon Sadio di wax ci suba ma ngi koy dégg ci biir daal mel na ni yenn yi su amee jóge fu leen neexul mbirum acte terrorisme lañ koy tuddee yu ni mel na ni d'accorduñ ca am na waxtaan woo xam ne waroon naa dox ci seen biir mel ni daal am na lu ñu naroon muy benn mbir moo xam def naa su ma juumul Alaaji Modou le 17 la waroon a doon ci voilà pour reconnaître état palestinien mi ngi war a nekk le 17 mais après dañ ko pousse ñu bari nag jàpp ne lu tax mu nii ñii nga xam ñooy waa Iran waruñoo am armée nucléaire mënuñu ko am. Iran mooy fi ñaan. Iran mooy ñan alaaji loo ko def moo nee na ci alaaji la de waaw moo la jaxase ci suuf moo la jaxase ci suuf kan mu dani ma lépp alaaji la lu alaaji def nga ni Macron mii nee na waaye léegi kon ñëwal ci moom Macron en tant que moom koo xam dafa da nga génn di wax bu mu génnee léegi moom mi ngi ñaawlu bokk na kon boole ko rek ci Sénégalais yi ñaawlu li Iran di bombarder Israël maanaam li muy def moom daal ñaawlu maanaam li ñu baax ñi di def lu ñu bon ñi waaw li muy def ñu baax ñi li ñuy def lu ñu bon ñi waaw moom loolu moom ñaawlu na ko te jàpp na ni loolu wërta ne ba ci seen arme bombe yu grave yi nga xam ne yore nañ ko moom mu ngi mel ni koy jaaxle wala koy daal laaj lu tax ñu di ko yor waaw mais nee da ko bandu ñett ko ban yahud la mu bokk yahutam day faral saa yi nag kon nag saa informé nga de Macron yahud la Macron nee na Macron mu ne Macron yahud la asat dina Macron yahud la waaw demal neel mooy faral ñu bon ñu rek waaw dama ne ni ngay def ba Mbàkke woote waat demal nga dégg Mbàkke di fi woote waat demal en tout cas daal ginnaaw moom daa faral na ay mbokkam moom mooy ay faral mbokkam mais daal na ko leer ni buy wax ay waxi lu ko concerné dafa war a wax lu ko concerné mais bu waxee France wax te bu France waxee am réew la am réew mu jóg attaqué am réew lay daal di doon kon nag njiitum réew bala ngaa wax si yu mel nii da nga ko war a natt bu baax xool ko bu baax xool angal yi xool lépp doog caa wax voilà joxe hélas da ngay xool angal yëpp doog caa wax joxe hélas léegi lu tax ñoom bu contre attaque amee ci lu ñu bëggoon ñu tuddee ko terroriste waaye bu jógee feneen moom duñ ko tuddee terroriste maanaam daal bu ñeen am na ñoo xam ne bu ñu fayoo ñu ne ñii ay terroriste lañ waaye su fekkee nag seeni soppe wala ñi bokkal gis-gis moom bu ñu dee rey duñ ko tuddee terroriste waaw mooy ak mbon rek ak mbon rek waaye si carte na sunu borom moom danañ am ndam d'accord Ndiogou waaw Macron dafa mel ni ko am njàqare ci daal bombe nucléaire bi nga xam ni moom la Iran am benn la ci ñaareel bi mooy dafa mel ni jëf ji moom àndu ci ñaawlu na ko non Iran confirmé guñ ñi am na kii de am na arme nucléaire de confirmé gu déedéet doon kenn confirmé gu lool de waaw ñoom jort nañ ko ñoom waaw non kii yooguñ sax parce que dañ ne mën na ko faa yegg bu ñu kiiwut mën nañ faa yegg quoi maanaam mën nañ koo am c'est que ñoom amuñu benn certitude ci ndax Iran la ko am
non moom ñaawagu ci njort parce que ñoom xamaguñu loolu sax. déggoo ko li mu wax. maanaam ñoom dañu jàpp ni Iran waru ko am xam nga Israël am na ko. waaw te Israël moo nekk ca gox boobu. waaw moom dong daanaka moom moo ko fa am. moom mi ko fa am nag naan damay tiit ci ñii. xam nga Israël moom ci jëmi boppam. moom mi ko am mi ngi tiit ci ñi. moom mooy tiitaat. moo est-ce que amul information ni ñi am nañ ko. non 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 ñoom dañ ne Iran bu ñu deful ndànk léegi mu yegg ci. ci am donc il faut ñu fexe ralentir li nga xamante ni bi moom la ñuy wax projet nucléaire Iran bi parce que sinon rek léegi tey mu yegg ca. loolu mooy li nga xamante ni bi moom la Israël wax parce que dane Iran bu ko amee du nekk moom ci sécurité. loolu mooy li Israël di wax. mais démb maa ngi seetaan benn spécialité muy expliquer mu ne Israël bu ñu xoolee Israël ak Iran. Israël moo nekk ci gox ba. oui maanaam Israël benn yoon Iran mës a songu kenn ci dëkkandoo du songut ci dëkkandoo bi lu dul geeru Iran Irak maanaam songut kenn ci dëkkandoo bi. mais Israël moom dafa dëkk di songe. daa dëkk songe. waaw. waaw. mooy ci la songu dëkk Liban waaw ci la dëkk moom. songu Liban. mooy songu Palestine. waaw. comprendre nga. maanaam day songu dëkk naar yooyu rek da leen di songu noggatu di fa la nekk di def loolu. man nag Israël dama jàpp ne lii nga xamante ni moom la Macron wax parce que boo seetee administration Trump depuis que ñu nekk fi ba nga ni seeni wax dañ naan lii guy ga fekk ña nga daxaar ga maanaam kenn mënta fiyee ci ñoom xam nga Macron moom suñu toll nii sax loolu wax na ko mais dafa am leneen loo xam ne moo ci nekk son bu Macron dafa xam nga Israël ak américains yi seen xalaat léegi mooy jéem a changer régime bi nga xamante ni bi moo nekk Iran mais Macron loolu la wax ni àndu ci parce que li tax àndu ci parce que gis nañ ay exemple yoo xamante ni bi am na gis nañ def nañ ko Libye après lu xew waaw def nañ ko Irak doxul après lan moo xew doxul loolu mooy li nga xamante ni bi tey ñoom xam nañ ni loolu wóorut maanaam dëkk bu ñu dugg pour defar ko dañ koy waaw loolu wóorut te gis nga fi mu toll nii man jàpp naa ni xam nga par exemple da nga tey suba maa ngi la koy wax ne la boo seetee dañ naan Israël kii yoo nekk ci loolu quoi maanaam Amérique yi kii yoo mag loolu man dama jàpp ne Amérique moom mooy jariñoo Israël ci ay bëgg-bëggam ci zone boobu moo tax mu koy ngemb xam naa ne parce que Israël du def lenn loo xamante ni Amérique nangu ko donc nag Amérique mooy def ay mbiram ay bëgg-bëggam ci li nga xamante ni noonu la ko gis nga ko laataan Israël di bombardé Amérique fexe na ba téel ko Iran maanaam jàppal ma tànk dem dugal benn waxtaan jàppal ma tànk yeeg loxo yi ma def mbir léegi ñu dugal ñu ne na ngay waxtaan ña ngay def nii comprendre nga te ci bi ñuy waxtaan am nañ Trump ci boppam am na information xam nañ ni Israël dafa war a dal ci kaw ki nga xamante ni kii moom la ñuy wax Iran comprendre loolu mooy li nga xamante ni bii mooy li am léegi nag lii xew nii ci jamono jiñ toll nii maanaam njortoowuñu woon ni lii mën na dem dina demee nii parce que ni Iran taxawee yaakaaruñ ko woon am na benn waay bu expliqué muy wax ne Amérique même bu fekkee ne dafa dugg ci guerre bi parce que dañuy wax ne xam nga Amérique boo defu ndànk mën na dugg ci yëf yi parce que bu mu la bett ndax dana ci duggam du ci dugg mais bu nee na ci ca mbaxit bu mu la bett mais waaye même bu fekkee ne Amérique dugg na ci guerre bi pour ñu nërmeel Iran dana jafe te seen porte avions yi nga xamante ne bi ñoom ñooy war di ñëw Iran am na jumtukaay pour suuxal leen comprendre maanaam jamono jiñ toll nii tey waaye nee na loolu sax munu ci loolu munu ci def kii bu loolu parce que buñ ñëwee ak seeni missile ak yooyu yëpp lu ñuy indiwaale la buñ ko sànnee ba pare dañoo war a demaat ngir jëli jiwaat comprendre nga maanaam te diggante bi du kii na te boobaa Iran mën na base américain yi nekk ci Moyen-Orient beeg yëpp mën na leen a rajaxe waaw base yi nekk foofu yëpp yi nekk Irak ak yi nekk Arabie Saoudite ak yi nekk Qatar yooyu yëpp bu boobaa Iran mën na koo rajaxe comme ni muy rajaxee Israël fi mu toll nii. d'accord comprendre nga maanaam jamono ji ñu toll mais Iran seen surprise bi ñuy annoncé lan nga foog lan la fii ak ngoon daal. non am na lu ñuy annoncé de surprise. xam nga Iran
son bu maanaam am na arme yu mu génne sax yoo xam ni kenn njortu wutoon ne arme bu mel ni Iran am na ko maanaam surprise yu bari mën na am ci li nga xamante ni mooy kii parce que xam nga Iran du tëb wane lim man parce que xam nga lan lay sóor waxtaan bi war a kii maanaam lim man dëgg du ko wane déedéet du ko wane gum léegi parce que yëf yi fi mu toll nii démarré na mais nag Iran préparé wut pour yëf yi jeexagum léegi mais am na yoo xamante ni bii du ko wane parce que même arme nucléaire boobu ñuy wax noonu di ruumandaat naan moom la kii léegi mu yegg caag yooyu Iran mën na ko am ba pare te waxu ko ni ceel ah waaw parce que guerre du lépp ngay wane de dafa am yu bari yoo xamante ni bii ay secret la doo wax li nga mën dëggantaan d'accord waaw léegi nag fi mu toll nii nag man dama jàpp ni Trump dafa bëgg a gësam kii te Trump fi mu toll nii mi ngi dafa contradictoire par rapport ak li mu promettroon américains yi parce que li mu promettroon américains yi mooy guerre bi nga xamante ni bi mooy guerre Ukraine bi warutoon a nekk Joe Biden bi mu ci dugalee yëf yi nee na guerre boobu bu fi nekkoon du nekk parce que dëkk bi jàmm lañ bëgg ak yooyu waruñu guerre actuellement fi mu toll nii boo deful ndànk dina yóbbu Amérique ci guerre waaw parce que lii bu deful ndànk mën na ko ci yóbbu Trump nag moom daa mel ni ci ay Trump ay wax man ay bëgg-bëggam rek la nekk bëgg-bëggam sax xamu ko waaw parce que tey mu wax lii suba mu wax lële bi Trump ñëwee lu ne attaqué na ko quoi comprendre mi ngi ci digganteem ak réewi africain yi moom daal mais fépp moom non fépp la moom ay feuilles yu bari daa mel mi ngi fépp yëlëb jéem a xool parce que fi mu toll nii àddina bi am na yu arme yu bari yoo xamante ni bii tey àddina bi ñi ngi ci danger te fi mu toll nii réew yi ay réew yi àddina bi ay ndaw ñoo ko war a jiite mag yi ci seen i bëgg-bëgg rek la ñu ne non non àddina bi ñi ko jiite fi mu toll nii ni ma la ko mën a waxee du ñu ay responsable xam nga ñi tënkoon ni àddina bi war a doxee dafa am lu ñu dund xam nga muy lan maanaam dañoo dund guerre mondiale xam li guerre mën a yàq ñu def ay traité waxtaan xool nu ñuy tënkee yëf yi pour àddina bi jàmm am fi gis nga ñii ñëw dafa am lu bari lu ñu umpale ci yëf yi maanaam dañoo mel ni rek ay xale yu ñu jox almet jox leen kii ak yooyu ñuy fo maanaam dañuy fowee yëf yi fi mu toll nii buum gi mën na xëy rëcc musibaam moo tax parensaay da ngay toog ba jaag da ngay tiit dëgg la da ngay xam ni parensaay dañuy taal loo xamante ni bi lim mën a indi kenn mënu laa wax nu mu toll dëgg la parce que àddina bi ñii dañoo lënkaloo ñii dañoo kii ñii dañoo lool te gars yi xam nañ ni am na yoo xam ne bu jàllee boo toogee nga ne lii sama yoon newu ci ëllëg si biir yow sa problème lay mujj di doon parce que gars yi duñ taxaw dëgg la parce que gis nga Israël maara day taal yàlla bu mu am te du am ba mukk gis nga bés bu amoon accès ci li nga xam ne moom la bëgg nga defee ne day yem foofu comprendre déedéet dañuy gën a yaatal seeni mbir parce que Israël man jàpp naa ni Amérique gu nekk ci biir Moyen-Orient la rek comprendre nga ay intérêt Amérique ak yooyu lay viser di dem ñu tuddee ko beneen dëkk naan Israël ak kii Amérique ngemb ko ci ginnaaw lu ñu teg mu teggi lu ñu def nii mu def nii mais Israël moo koy doxal daanaka lépp loo xamante ni bii ay bëgg-bëggam la d'accord waaw